télévision Futur Média mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di rafetlu ni ngeen àndee ak ñun fas yéene ànd ak yéen ci xibaaru timis yi la ca gën a fës wàllu tàggat yaram la ak tirage au sort bi ñu def jëm ci Coupe d'Afrique bi ñuy waajal ca Cameroun atum 2022 Sénégal ma nga kon ci groupe B ba ànd ci ak Zimbabwe Guinée ak Malawi des na ànd ci kanam tuuti ak Talla Fall di consultant ngir jàngatandoo lii di tirage au sort bi ak gis-gis bi nga xamante ne ji kon amee na ko ca naka noonu it yeneen poule yi nga xam ne génn nañu leneen ci wàllu xibaar bokk na ci concours général bi ñu doon amal tey jii ca Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose Ndeye Awa Sarr bu école Mariama Ba moom la ñu tànn jox ko raayab élève bi gën a taxee ci kon réew mi mu doonoon ci teewaayu njiit réew mi Macky Sall yëkkati na fa ay kàddu ñaawlu li mu gis ñu koy amal ci yenn école yi ba muy feeñ ci réseaux sociaux yi fàttali ne foofee la ñu siiwalee dogalub jël université bu Matam tuddee ko ndem si yàlla professeur Souleymane Niang suba ci àllarba ji ci la ñuy fas yéene amal tam xarit fii ci réew mi tam xarit googee ku ko wax xel day dem ci cere wattaay ana fan la toll lu aju ci marché beeg ni njëg yi seere dinañ ci ànd ak Fatou Bintou Konté hôpital bu Mbour liggéeykat yëfa di wane seen bopp nee nañu fas nañu yéene kon yëngal fanweeri fan di weer la ñu àppal kuréel gi nga xam ne moo di Polymed di structure bi yore imagerie ba foofee ngir mu buubi kaakem protocole bi dox seen diggante ak ñoom la ñu àndul ndax ci seen gis-gis la ko war matalewu ko mbokk yi lii mooy li fi gën a fës ci xibaar ngeen taaxeelu ñu faram-fàcceel leen ko. nuyu leen dellu rafetlu ànd bi ak télévision Futur Média ni ñu ko junjee woon ci bopp bi rek lay dikkee ak yéen ci yàkkali gi doore xibaaru timis yi ak wàllu tàggat yaram Mor Talla Fall maa ngi lay nuyu Talla Fall ci niñ ko gën a xamee maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay di nuyu téléspectateur télévision Futur Média yëpp. donc di rafetlu invitation bi. mi ngi noonu def nañ sànq tirage au sort bi jëm ci tànn poule yi nañu war a tëddee ci Coupe d'Afrique bi ñuy amal Cameroun atum 2022 liñ ci mën a wax moo di li ñu gën a soxal di réewum Sénégal ma nga ci groupe B ba ànd ci ak Zimbabwe Guinée ak Malawi noo gisee poulu Sénégal bi. waaw poule la boo xam ne poule bu jouable la ni ñu ko mën a waxee parce que bariwul ay ténoru football africain ñu ci nekk parce que boo jëlee Zimbabwe jël Guinée jël Malawi xëy na tey derby bi mën a am ci poule boobu mooy doon derby Sénégal Guinée parce que yàgg nañu jonganteeg ñoom te suñu pays frontalier la donc colonie guinéenne bi fi nekk ak colonie sénégalaise bi nekk Conakry aussi tamit dina tax ne dina doon match boo xam ne dina am tuuti métit waaw donc loolu moom xam naa ne lu ñu mën a xalaat la ci match bi yeneen équipe yi ci des kii di Zimbabwe kii di Malawi je pense que ne Sénégal war na ci war a mën a génn parce que toll nañu foo xam ne am nañu équipe boo xam ne tey yooyu war nañ ko mën a passer mais nag football aussi tamit ça se passe sur le terrain ci terrain la ñuy jouer match bi donc yaakaar nañ ne daal équipe bi toll na foo xam ne war na mën a génn ci poule bi parce que poule bu abordable la. yeneen poule yi bu ñu fàttali ne groupe A la ba groupe F. ci sa gis-gis ban poule moo ci gën a dëgër moo ci gën a metti. bon poule yëpp. bon tableau baa ngi nii ñu waaw mën nañ ko jàngat ci ne poule yëpp xaw a yem. équilibré na parce que poule bu nekk di nga ci gis 2 grandes nations du football africain. donc yi ci des nag am na poule bi nga xam ne man moo ma gën a marqué mooy poule bi nga xam ne moom mooy poule F bi nga xam ne dafa am Tunisie am Mali am Mauritanie am Gambie c'est-à-dire que équipe bu Afrique de l'Ouest yëpp dañuy dajaloo foofu daanaka am na ci ñetti équipe yoo xam ne tey équipe bu mel ni Gambie nga xam ne seen participation bu toll nii tey ñëw dajeek ay Mauritanie nga xam ne ñëwoon na ci bii passé ak Mali nga xam ne c'est un pays de football donc ñooñu ñëpp tey ci Tunisie bokk ci foofu tamit vraiment dina am ay derby dina nekk poule boo xam ne duñ ko yaakaar mais dina am match dina am jongante yoo xam ne vraiment nit ñi dinañ ci gis wàllu football ne équipe yi yëpp amatul petite équipe donc équipe yëpp tolloo fi mu nekk nii parce que boo xoolee ba ci yeneen groupe yi nga gis par exemple fu mel ni Comores di def participation bu njëkk tey nga xool ko mu bokk ak Maroc bokk ak Ghana bokk ak Gabon mu wóor na ni moom la ñuy jàppee le petit poussé ci groupe boobu mais mooy li ñu doon wax rek léegi c'est le nivellement par le haut équipe yëpp ay yéegandoo parce que football moo toll foofu donc préparation yi jàngat bi donc yooyu yëpp day fekk équipe yëpp a ñëw mën a tolloo doole dina am ñu sutante nag mais du tere aussi
ci terrain bi rek nga ko mën a wane. laaj bu mujj bi mooy ba fan nga gis Sénégal ci compétition bi bon yéen a ji mooy ñu jël coupe bi. mais footballistiquement parlant da ngay am yenn maanaam dafa am logique ba fan nga gis Sénégal ci compétition bi. li ci ëpp solo mooy ci préparation bi la. parce que bu dee joueurs yi am nañ ko. maintenant am na benn intervention bu Rigobert Song def sànq ci biir balaa ñuy def tirage bi. nee na fighting spirit la. mooy préparation mentale bi. parce que ñun Sénégal du ñàkk am joueur qualité yi joueur am nañ ko soo leen jëlee individuellement maintenant est-ce que sur le plan collectif pare nañu parce que équipe la ñu soxla foofu ci compétition boobu et tournoi la donc ku ñu gagné en dehors des phases de poule da ngay génn da nga ciy pare donc ñun collectif boobu yaakaar naa ne moom la ñu war a gën a mën a liggéey ak préparation mentale bi nga xam ne war nañu mën a permettre ñu surpasser wu xam ne war nañu encaisser aussi tamit pression parce que pression boobu ñun dañu ko teg parce que mooy que xale yi dañu leen demander à ce que ñu indi fi ndam mais ndam loolu tamit dafa am lu yu bëri yu mu laaj parce que bu fekkee ne état bi def na wàllam lu jëm ci logistique lu jëm ci yëpp léegi nag staff bi moom moo war a def li nga xam ne moom mooy préparer joueurs yi ba nga xam ne dinañu dem ba mën a indi tey ndam li nga xam ne ñëpp moom la ñuy yaakaar moom la ñuy ñaan et puis di leen ci jàppale vraiment lu mu ci woon ti war rek peuple bi pare na pour defal leen ko mais préparation bi man dama koy teg ci collectif bi d'abord sur le plan sportif parce que sur le plan logistique ak yooyu léegi weesu nañ ko amatuñu yooyu problème parce que état du Sénégal équipe nationale A lépp lu mu soxla defal na ko léegi mentalement est-ce que ñun suñu joueurs yi attan nañu pression bi ñu leen teg parce que ñëpp a ngi naan dañu war a ñëw indi fi coupe bi maintenant est-ce que mentalement on est prêt on a des joueurs qui sont aguerris maintenant il faut travailler ci collectif bi groupe bi équipe boo xam ne dafay doon day ñëw pour mën a gagner loolu. Talla Fall maa ngi lay gërëm bu baax a baax. fàttali téléspectateurs yi ne consultant nga ci wàllu football ñu àndoon ak yow ngir jàngat tirage au sort bi nga xamante ne ji léegi la wadd ñu fàttali ko Sénégal mi ngi ci groupe B bi ñeel Coupe d'Afrique Cameroun 2022 groupe bi mu nekk moom Sénégal mi ngi ko bokk ak Zimbabwe Guinée ak Malawi des na ko gën a yaatal ci suñu yeneen jotaayu tàggat yaram des ba léegi ci wàllu tàggat yaram ak lu ñeel Afrobasket ci wàllu góor ñi Rwanda lañ koy amale atum 2021 gaynde Sénégal yi fa war a dem tey jii jot nañu drapeau bi ñu ngi leen ko joxe ca Palais des Sports Dakar Arena directeur haute compétition xamle fa matuwaay yoo xam ne jël nañu ko ngir Sénégal mën cee taxawaay bu am solo fàttali ne Sénégal yéene moo di daal di kon gagné boobi les tournois ñu teewlu kàddu yi Léopold Germain Senghor ci micro Abdou Diouf Diagne. tey nag jox nañu drapeau bi Youssoupha Ndoye muy capitaine équipe nationale bi juste pour ñaax leen pour que en tout cas lépp lu ñu war a def foofu ñu def ko ci ay anam yu baax parce que état bi toogul seetaan leen parce que lépp lu ñu woon def benn def nañ ko ñaar wala ñett parce que changé nañu hôtel standing hôtel changé nañu aussi effectif parce que effectif bi lépp lu ñu soxla lu ñu laaj muy staff technique muy staff médical bi comme sur le plan administratif ñun yokkal nañ leen ko ba nga xam ne doo fi dégg problème mu prime doo fi dégg problème mu hôtel doo fi dégg problème mu transport gis ngeen ko sax tey fii ñu ngi defee remise de drapeau bi fii Dakar Arena il n'est pas donné à chaque équipe nationale d'un pays am structure infrastructure bu mel nii donc loolu yëpp en tout cas état bi je crois que moom lu ko waroon yëpp def na ko. leneen ci wàllu xibaar mu di ndajim concours général mi ñuy amal at mu nekk ren donte Covid 19 mi ngi fi sax terewul amal nañu ko yëf yi amee woon ci Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose doonoon ci teewaayu njiit réew mi Macky Sall moom président de la République yëkkati na fay kàddu jëm ci di ñaawlu li ñu gis ci réseaux sociaux yi fan yi mu di ay école yu ñu def melokaan wu jéggi dayo wu tegewul ci yoon fàttalit ne ca ndaje moomee la ñu siiwalee dogal bi ñu jël ci jël université bu Matam tudde ko ndem si yàlla professeur Souleymane Niang mi nga xam ne édition ren bi moom la ñu tànn def ko parrain reportage Marcel Farba Maroun. ginnaaw année 2020 bi mu amul woon ndax mbasu coronavirus bi cérémonie concours général delsi na tey mardi 17 août 2021 mu doonoon occasion ngir fàttali njëriñu discipline ci école sénégalaise yi. Par effet de mimétisme des élèves se permettent.
élèves yu bëri léegi dañuy toppandoo ci lu bon di fitnaal seeni jàngalekat jaare ko ci li naan ay challenge wala ay encadreur ba ci sax di yàq jumtukaayi école yi fii nag maa ngi ñaawlu jëf ju ni mel te loolu kenn mënu koo nangu nan xam ne école moom du bëre jaayante doole képp kuy yàq wala ngay tricher di yee fitna di tappale jàppal ni amoo place ci école wala ci université. ni à l'université. concours général bu ren nag professeur Souleymane Niang moo ne woon parrain bi moom mi nga xamante ne liggéeyam bu xarañ ci mathématique jaratul ñu koy présenté. Afin d'honorer sa mémoire, j'ai décidé. professeur Souleymane Niang jëf ju rafet jim jëf ci Sénégal tax na kon université bu bees bu Matam moom lañ koy tuddee. Souleymane Niang de Matam. ginnaaw loolu président Macky Sall jël beneen dogal. J'ai décidé d'instituer. jël naa dogal daal di sos ay classe préparatoire yu grande école yoo xamante ni ñaari atu formation la bachelier yi gën a xarañ nag lañ fay yóbbu loolu mi ngi tàmbali ci octobre atum 2022. effective à compter d'octobre 2022. beneen mbir bu jara bàyyi xel mu di ñaari seex yu jigéen yi am seen baccalauréat ñoom nga xamante ne fukki at ak ñett la ñu am président Macky Sall boole leen ci invité spécial ci cérémonie bi. Ndeye Awa Sarr mooy élève bi gagné concours général ma ngay jàngee ca école Mariama Ba bu Gorée fàttali ne lu ëpp téeméeri élève kon jot nañu leen a sargal ndax seenu taqee ci njàng mi waaye nag lawoon rek la ñu nemmeeku ren ji mooy jigéen ñi ñoo ci ëpp góor ñi ci naka la tëddee moo di bu fekkente ne téeméer la ñu juróom fukk ak lu feggas lëf la di 50,47% yi ay jigéen la ñu 49,53% ñoo di ay góor ki nga xam ne moom la ñu tànn muy élève bi gën a taxee ci concours général bi di Ndeye Awa Sarr ñu teewlu ko ci kàddu yi nga xam ne dénk na ko Marcel Farba Maroun. Je me sens vraiment très honorée. am na mbégte bu baax maa ngi nag di sant sunu borom ci li nga xam ne defal na ma ko ma nekk meilleur élève ci concours général bi wante it ñi nga xam ne ñoom ñoo di sama naataango seen résultat yooyu tax na sax li nga xam ne moom moo di école Mariama Ba delloowaat ko ci li nga xam ne moom mooy excellence ban ko xamee woon. Au Sénégal. On est très content d'avoir. ma kontaan loolu célébrer li nga xam ne moom moo di concours général bi fii accueillir nañu bu baax te it félicité nañu ñu continuer nag. fas yéene promouvoir li nga xam ne moom moo di excellence ci cérémonie bi nga xam ne moom moo di concours général te mu nekk initiative bu baax. C'était une très bonne cérémonie. Nous sommes très honorés aujourd'hui de recevoir le. am naa mbégte kontante ginnaaw bi ma teewoo fii jël raay yi ci teewaay yu njiitu réew mi fierté googu foo ko nat weesu na ko rawatina bi ma fi teewalee sama école muy école boo xamante ne yàgg nañ koo ràññee fii ci Sénégal ci ay résultats yu baax rawatina ci concours général lii nag bu amee suñu mag yi ñu jiitu ñoom ñoo ko waral ñoom ñu xàllal yoon wi ban jaar seeni tànk secret amu ci liggéey rek moom moo tax ñu yegg si fii. Fait partie de ceux des meilleurs élèves du Sénégal. ndajem concours général bu ren bi ni ma ko waxee tey ji lañ ko doon amal ñun nag ñu jaaree fa seeti koo xamante ne ji kon jotoon na koo gagné ay jamono Cheikh Ahmed Tidiane Ba lay wuyoo élève Prytanée militaire bu Ndar la woon mi ngi gagné woon bile raaya atum 1984 président Abdou Diouf moo ko jébbaloon ci yooyu la jamono waaye nee na bés la boo xamante ne ji du ko fàtte mukk bari na lu mu def ci dundam doole koy te ci am njàngam ginnaaw bi doon na inspecteur des domaines inspecteur des impôts et domaines jiite woon na fiit DGI laata kon muy dem mujj caisse dépôt et consignation ñu ànd ak Cheikh Diop mi ko seeti woon. mu nekkoon lauréat ci concours général ay at ginnaaw bi Cheikh Ahmed Tidiane Ba di xam rek ne du fàtte mbir mu ni mel benn yoon mu nekkoon honneur ci li nga xam ne moom moo di njabootam ak jegeñaaleem. sama wéyjur kontaan ci lool may wax ni dara gënul neex. nga gis ay wéyjur nekk ci biir salle di la tàccu ñëpp di la tàccu ñu am fierté seen doom dafa neex trop ci xol beneen bi mooy président de la république le père de la nation ñëw di la jox prix def naa loolu amul lu ko gën a rëy. mu nekk lu mu dul fàtte ba mukk lu des ci xelam ba tey lu ni mel dina mën a tax mu daal di ci xirtal ak njabootam ak ñi ko jege. dafa nekk lu neex loo xam ne da nga koy bëgg sa CV saa yu ko bindal CV da ngay am mbégte am fierté suñu doom yeex yooyu dañ leen koy wan di leen wax ni dégg xoolal bu baax sa papa kat dafa daan jàng parce que loolu day mandargaal farlu bi nga amoon passif bi nga amoon si njàng bi dans loolu
dafa neex ci xol. ginnaaw bi ñu ko joxee boobule raaya ba tey saa su nekk mu mel ni tey la koy gën a dund mu nekk tam ab prox ndool boo xamante ni rek dina gën a ñaax ndaw réew mi. dama am espoir ci jeunesse sénégalaise parce que gis naa leen léegi dañuy bokk ci la vie politique même et c'est important parce que je dis toujours que élite yi waruñu seexlu politique dañu war a ñëw dugg ci biir politique te gis naa xale ñu ngi ciy dugg di joxe seen point de vue di créer association contrairement nit ñi ni ñuy xalaat man dama gis jeunesse Sénégal léegi dañu gën a farlu ci diine. man dama bokk ci ñi nga xam ni pour ñun internet lu baax la parce que xale yi buñ ci sukkandikoo seen xam-xam dina gën a màcc jëm ci yu bëri. Cheikh Ahmed Tidiane Ba wala boog Messi ci ñi nga xam ne jege nañu ko mu nekk ab surnom woo xamante ni rek supporter bu Real de Madrid bile ak itam Olympique de Marseille bi mi ngi wéy di ko jëfee jamono yi mu nekk directeur général bu CDC nekk itam ab littéraire bu mag waaye itam am bagu scientifique. hôpital bu Mbour liggéeykat ya fa nekk maire ba futt la ñu def dem nañu sax ba ne fanweeri fan la ñu àppal kilifa yi hôpital ba ngir ñu jëlub dogal jëm ca dagg protocole bi dox diggante l'hôpital ba ak Polymed mooy structure bi ñu dénk wàllu imagerie ca boobu le diwaan ndax dañoo gis ne lu aju ci li ñu waxante ak moom dara la ci wàccewul docteur Pape Samba Awa Ndiaye moo amee seen kàddu des koy déglu ci micro Abdourahmane Diallo. pertement bi nga xamee ni moom la hôpital bi di perte ci digganteem lëkkaloom ak Polymed loolu hôpital perte na ci suufam hôpital perte na ci personnel am hôpital perte na ci matériel am te jusqu'à présent gisuñ ci sëñ bi comme nag ñun suñuy kilifa mooy conseil d'administration ñoom lañ doon xaw a ragal te nee nañ ànd nañ ci que sëy bi na tas donc kon ñun vraiment ñun liñ demandé mooy na sëy bi tas na Polymed dem donc ñu dem ñun hôpital Mbour récupéré waat rajoom xool exactement nan lay doxale ak population bi ndax avant Polymed hôpital moo doon gérer patients yi te hôpital yi ci Sénégal yëpp ku ci ne même statut juridique bi nga xamee ni moom moo lënk hôpitalu Mbour moo la lënk donc te yaa ngi gérer say malade ni mu ware donc kon ñun jàpp nañ ni ressources humaines yi ñi ngi fi donc ressource matérielle bi dañ koy wuti li nga xamee ni moom moo ci manqué li ci des nag organisation la te xam nañ nuñ koy defee dinañ ko def ba mu mat pour que au moins donc bu fi Polymed jógee donc ñu mun a continuer suñu rajo. suba ci àllarba ji fukki fan ak juróom-ñett ci weeru août mooy bés bi ñu jàpp ngir màggal ci tamxarit di màggal ndoxteel atum julit ci jamono ji nag bu ñu ko xeexel dafay dem ci cere yi ñu baaxoo di ko gunge ci guddik tamxarit waaye cere ja seetlu gi moo di laal ko jafe na lool ndax ya cay dem yëpp seer jamono jile ñu ànd ci ak Fat Bintou Conté Pape Sangone Mbaye ci reportage. ma nga jóge ba yëmbal fas yéene jënd si fii ay ginaar fi nga xam ne moom moo di marché Wakam ngir mën a togg li nga xam ne moom moo di cere tam xaritam day jonn lay wuyoo moom nag ma ngay xaw a jaaxle torop ci li nga xam ne moom moo di ñàkkum ginaar bi muy faral di nemmeeku ci banlieue bile. ginaar yu manqué moo tax ma ñëw fii ba marché Wakam jóge fii ba Comico ndax fële dafa am pénurie daal fan yii yëpp su ma ñëwee rendez-vous damay obligé ma jënd fii suñu waa koñ yóbbul leen dañ may yóbbante fii. ñu nekk nag ci bayu tam xarit ginaar ñu sopp ko loolu ci cere yi fi mu toll nii dafa cher lool. cher na trop 4000 3500 si lu doon jar ay 2500 xam nga cher na surtout événement bi xaalis amul yooyu doy na waar daal. am na 2500 am na 3000 sans départ rek ci nit ki kii lu mu bëgg. lan daan jaay ba rek moom la ñu jaay am na 2500 daal ba 3000 3500 bu dee local yi 5000 la 4000 4500. la ko waral nag bari na. ñu bëri nawet bi moo tax day am ginaar yi day dee bu tawee lu bari looloo tax amul ginaar daal. dafa seer trop du si ñun mais affaire yi nu mu ñëwee rek moo seer parce que aliment bi dafa yokk moo tax nawet bi da ciy joué du am looloo tax affaire bi metti trop. Achoura mu di fête boo xam ne mu ngi tolloog fukkeelu fan ci atuk musulman fête bi nag lañ koy faral di nemmeeku fii ci Sénégal moom moo di togg yaa ngi cay togg maanaam couscous bi nga xam ne famille sénégalaise yu bari moom la ñuy togg ca guddi ga. tamxarit am lu ñu ca baaxoo bu weesoo cere joojeet taajëboon danañ ko ca def ñu jël kàddu gi jox ko ñoo xam ne seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu diine ngir ñu wax ñu ana taajëboon boobee gis-gis ban la ci diine am ci bésub tamxarit Ibou Diouf ak Thierno Laurent Mendy.
cere ju neex. bu ñu wax ci cere fii ci Sénégal xel mënees naa dem ci feetu Ashura wala Tamxarit cere rek dem ba bokk ci histoire fête boobee ñu ne nag yenn saay am ay kàddu yu ci jib. ndax Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa bëgg ku yërëm njabootam te bis bi sax nee nañ bisu koor la xanaa ku xoor ba ngoon jot na da nga togg bis bi tamit bisu feet la xanaa bisu feet nag kenn du xaaye nit ñi feetu ko nag moo tax toog ne bis bi kenn du ci togg kenn du ci nàngam ah man mënuma ko comprendre ndax bisu feet kenn du ci feetu man mënuma comprendre ko. Tamxarit rek di fësal at bu yees ci diine islam loolu tamit dina may jullit yi ñu ñaan waaye tamit mën a xewlu ci cere ji. pour Tamxarit bi moom cere ji nuy préparé wax dëgg yàlla amul benn signification ci diine dëgg la nag Tamxarit bisu mbégte la pour ñenn bisu yaatal sa njaboot la loolu moo tax nu koy def boo demee Maroc tey. xam ni Tamxarit dañ koy tuddee fête de l'enfance feetu xale yi la xale yi dañ leen jox ndewenal wax dëgg yàlla parents yi togg yu mag bégal njaboot gi dëkkandoor yi xarit yi am di jàmm yi tradition boobu nag boobu la yenn pays yi nga xam dafa nekk Afrique soowu jant moom la ñu jël lu mel ne sunu réew moo tax gis Tamxarit nu koy màggal mu nekk feetu mbégte. fête bi nag dinañ ko faral di màggal ci àdduna wërngal këpp rawatina ci réewu diine yi ñu ciy roy yonanti Muhammad sallallahu alayhi wa sallam doon doxale fii ci Sénégal moom dinañ ci boole lu ñuy duppee taaje waa dama ne 2+2. amaa Tamxarit yi sol yére jigéen sol yére góor ñu génn ci mbedd mi taxawal kooku moom dafa xaram waaw ndax loolu lislaam daf ko mos a xaraamal kon rawatina ci bis bu yàlla fonk dafay xaram. d'ailleurs yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis nga sax ci hadis mi ngi rëbb bépp góor goo xam yaa ngi nuru lu góor waaye itam bépp góor goo xam tam yaa ngi nuru jigéen tamit ci comportement ci habillement donc ay pratique la yoo xam ne diine bëgg ko wax dëgg yàlla moom yu nu war a moytu la. bu weesoo niñ koy amale ci wàllu diine islam dinañ ci boole loo xamante ne tamit maam ñi ñoo ko fi indi maanaam ay xeetu jëfin yu mucc ayib diggante ñi nga xamante ne ñooy wujjee wala tamit ci yenn quartier yi rey ay nag ngir ñëpp bokk li nga xamante ne moo ciy bàyyeekoo. wala sax dem ziyaare ji ñoo xamante ne ay kilifa lañ. bu Diouf doon ñu baaxee Tamxarit ak li mu lamboo nay aada ak cosaan ak taxawaay gis-gis bi ci diine am. radiyallahu taala anhu sëriñ Mouhamadou Mansour Sall di xalifa sëriñ Abbas Sall mi wàcc ab liggéey jébbal nañu ko boromam tey jii ci suba ci Louga ma nga tëdd ca wetu way juróom wu tedd wa li ñu jàpp ci moom bëri na bokk na ci ne kilifa diine gu bari woon xam-xam la ku amee woon i lijaasa la bokk na ci lijaasa yi doctorat bu mu amee ci université Sorbonne jëm ci wàllu philosophie islamique ñu ràññe woon ko lool it ci mbiri taalif ak bind lenn ci témoignage la ñuy teewlu jëm ci sang bu tedd bi di sëriñ Mouhamadou Mansour Sall ñu déglu témoignage yi ci micro Cheikhna Fall. ni jàmbaar la joo xam ni dama naan li Sénégal di bàkke Cheikh El Hadji Abdou Aziz naan ko 40 ans 6 mois 15 jours 0 faute waaye Serigne Mouhamadou Mansour Sall 31 ans ci xilaafa baayam di premier xalifa 0 faute yóbbu turu baayam fu ëpp fa mu nekkoon ci misaal. Serigne Cheikh Tidiane Sall mi toog tey ci xilaafa gi nettali na ko yóbbu turu kër gi waaye ci lan bi ci jëkk mooy ci dignité xam boppam ragal yàlla am tawxiid bu wér di borom tasawuf bu wér di intellectuel boo xam ni buy wax képp kuy borom xam-xam moo xam ci langue arabe wala langue français bàyyi nga xel docteur Cheikh Mouhamadul Mansour Sall. Serigne Mansour Sall ku ko xam te jege woon ko nangul ko nangoo jaamu yàlla nangoo wéetal yàlla te jàmbure nit la koo xam ne néew na lu nit di dund at yi mu dund te kenn mësul dégg mu wax lu waxuwul walla mu def lu defuwul loolu ndimbalal yàlla la kon Serigne Mansour dañu koy bokk ñaanal yàlla na koy yàlla teeroo njéggal ak yërmande daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko jaale suñu waa kër Pape Abbas Sall yëpp. bokk na ci ñi njëkk a def doctorat ci Sorbonne muy Mouhamadoul Mansour nekkoon na koo xamee ne borom xam-xam la woon te daaw ko tiituroo lu dut di boole ay bokk kon maa ngi dénk njaboot gi la sunu maam ma yoro nekkoon sunu maam Galaay nekkoon ko ak ñeneen sunu najaay nekk loola na ngeen doole góorgóorlu rek waxta ci moo bi ablillahi jami'an wala tafarraqu
20h ci la xibaar yi di dellu siwaat ci télévision Futur Média ci tubaab lay doon ak Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop mbokk yi jaa ngeen jëf jàmm ak jàmm nañu yàlla sàmm ñu fanaan jàmm suba ak jàmm.